Midi Culture. syndicat jàngalekat yi bootu ci G7 démb seen ndaje mi nu doon amal laka Mariama Sarr mi nekk kon ministre fonction publique tukkeewu fa ba tax kon gars yi sew seen i ne dinañ ayu bés bale di ñëw kon dinañ dem ci ab grève dinañ jël bés def ko débrayage alxames bi moom duñ ca faste xànc ak morom inakwa jàppo ñoom it mer ba futt lañ def jëmale ko ci nguuru Sénégal sabab li moo kon impôt yi ñuy teg ci importation yi jëlee nañ ko kon ci ñaar téeméer boo jël fukk yaak ñaar gars yi nee nañ kon bu loolee amee te nguur gi delluwu ca gannaaw ñoom it dinañ yokku njëgul ceeb beek dëwlin bi reportage bi tey aljuma ji kon ñu taxaw seetlu jëmale ko ci doxu ñaxtu yi ni amal ci aljuma ji ak lan moo tax gaa ñi taamu ca bés bu ni mel li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagle la aada ak cosaan mu gën caa fës kon artistes yi defari objet d'art te nekk ca Mermoz ak ni leen kon nit yi di wuy jee rappeur bi di Stéphane Kabou moom it daal dinay woowoon taskatu xibaar yi ngir waxtaan ak ñoom ci album bu yees bi mu duppee Shift leneen lu ñuy waxtaane ci biile jotaayu xibaar moo di Bogolan nekk tiisi bu fekk baax fële ca diwaanu Mali Natam Galandou Diouf gi ak li yëgle kay xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Abdou Kader Lo Abdoul Khadr moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Sall Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel dama leen ko waxee ca booba rek lay duggee ngeen ci ak syndicat jàngalekat yi bootu ci G7 ñoom nag ni ki démb kon lañ doon amalum ndaje ak jëwriñ ci sàllu wàllum fonction publique bi di Mariama Sarr waaye kon dara tukkeewul ci seen ndaje moomee ñi ko xamle kon ñoo ci ñoom sawru seen ba tax kon ñu ne leenu jàppoon ayu bés duñ ca dellu gan maanaam àllarba dinañ amal ab débrayage bu 9h jotee ci alxames ba moom duñu faste xànc ak morom àjjuma ji ñu amal kon doxu ñaxtu ci biir fekk na kon waa G20 jiitu leen ca ñoom it nee nañ danañ dàbbali lu mel loolu lépp di tekki ni kon mi doore na atum 2020 bi akuk yëngu Aminata Ba. G7 di kuréel gi ëmb juróom-ñaari syndicat jàngalekat ci réew mi fas yéene wéyal seen xeex ginnaaw dimb bi ñu dajee ak jëwriñ bi yore fonction publique Mariama Sarr ngir càmbar ponk yi tax ñu bëgg def débrayage alarba bi ñu tëkkmal di ñaar fukki fan ak ñaar ci janvier ak 2020 ak grève totale ci alxamis bi bokk réalisation jëwriñ ji nee na dina xaatim 866 actes balaa ñeexit ay bés loolu nag defalu leen ndax bu ñu sukkandikoo ci Souleymane Diallo di porte-parole G7 jàpp ne jëwriñ ji waxul dara ci diggante ñaari fan ci weeru janvier ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2019 16 actes la ñu produire ci 30 775 ay agents naataango Sowru Seen yi ñu ngi artu nguur gi ngir mu négocier ak ñoom te fas yéene nañoo amal ab doxu ñaxtu ci ndakaaru yëpp lii yëpp di tekki ni atub 2020 bi jàng mi tàmbali naa yëngu ndax ñaari kuréel yi ëpp doole di G7 ak G20 nee nañ ñu dellu ginnaaw lu dul ni nguur gi dafa jëfee li ñu xaatimoon. Jaajëf Aminata Ba ñeneen ñoo xam si ñi ngi doon yëglu ki démb moo waa inakwa jàppo ñoom nag kon mer ba futu lañ def jëmale ko ci nguur gu Sénégal sabab li moo di kon li nga xam si moo di ay impôt te ñu teg ko ci importation yi dañ ko jëlee ci ñett yóbbu ko ba ci fukk ak ñaar ci téeméer boo jël tax kon ñu ni ñoom it loolee bu fekkee ni nguur gi tënku na ca te delluwu ca gannaaw dinañ yokk lu ci mel ni ceeb bi ak diwlin bi Mamadou Fall. mbetteel la inakwa jël ci ndogal gi gouvernement bi jël ngir yokk li nga xamante ni moo di impôt bi ci importation bi ñaar ba jàll ci fukk ak ñaar ci téeméer boo jël loolee day nee na lu leen mbett la te luy indi jiixi jaaxal lay doon. mesure la boo xam ne mesure bu jaaxal nit ñi la yokk la lu fi nekkoon la 3% la woon ñu ko doonoon accord de l'impôt sur le bénéfice 3% ya mu doonoon gàllankoor la woon ci importation déjà ñu ngi doon fexe luñ ciy toogee ak autorités yi pour waxtaan ko 3% yooyu jóg pareeguñu ci loolu ñu ne 3 yi léegi dootul 12% la loolu moom mooy indi jiixi rek. gi la yokk nag moom faw mu tàng lool ci kaw askan wi ndaxte bu fekkee ni yokk gi dëggal nañ ko njëg gi ci wàllu dund gi faw mu yokk. bu fekkee ne appliqué nañ ko daanaka mooy prix yëpp nañ leen multiplier par 2 waaw su fekkee ne rek ceerin ak la cee aju ak mbooleem prix dañ ko fas yéene yokk fii ci réew mi loolu mooy rendre les relations difficiles entre commerçants ak consommateurs moo tax moom dañuy jox ay jéego jokkoo ci ak autorités yi sos waxtaan woo xam ne danañ leen démontrer ne mesure bi njariñ lañ ko daan liñ ciy xaar la muy yàq moo ëpp. gouvernement bi la mu séntu ci yokk gi doonul lum ci mën a am ndaxte jafe-jafe lay indil askan wi dund gi fu mu yem nii ci wàllu tar ci foo ko natt nit ñaa ngi jooy bu fekkee yokk gi dafa yegg si nag dafay def rek lu dul gàllankoor bu baax a baax askan wi. jaajëf Mamadou Fall.
déglu Midi Culture rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax kon ci Partners West Africa bu nga xam si fii te fekk baax ci waanu Sénégal ñoom nag ni ki démb lañ doon daal di présenté projet bi ñu duppee road map to security loolu nag kon jëmale ko ci wàllum kaaraange ñu nar caa lëkkaloo nag ak police ak gendarmerie ngir wàllum kaaraange jëmale ko ci yoon yi teewoon na ndaje ma Mamadou Sow. xeex ñàkk kaaraange gis ci tali bi ONG bi di Partners West Africa Sénégal lëkkaloo si ak fondation pour la sécurité du citoyen nekk sa réew Burkina jot na amal démb li nga xam ne moo di présentation bu projet bi ñu taxawaloon ci atum 2018 ñaari gox nag lañ ci ngir pàcc bu njëkk bi Aïdara Ndiaye moo jiite boobule ONG. pour phase pilote bi Sénégal ak Burkina ñoo doon pays pilote et donc pays yooyu aussi dañu jël ay zone pilote léegi zone pilote yi mooy gox yi nga xam ne fa la ñuy xool nan la ñuy def pour li nga xamante ne moo ñu tax a jóg tey ñu saafara et donc ñu jël yoon bi jógee Dakar jëm Ziguinchor ak yoon bi jógee Dakar dem Tambacounda xam nañ ne terrorisme bi aussi nit ñi ci yoon yi la ñuy jaar. ñi nga xam ne ñooy way takk der yi ak askan wi itam boole nañu leen ci bu baax. policiers yi ak gendarme yi nekk ak agent eaux et forêts ak douane yi nga xam ne ñoo nekk yoon yooyu yëpp donc lañ leen boole ci projet bi ñuy liggéey ak population yi ndax population yi tamit am nañ ci seen responsabilité. ci ñaareelu pàcce googule projet nag suñu sukkandikoo ba léegi ci Aïdara Ndiaye dinañu ko gën a yaatal. mais aussi ñu intégrer yeneen pays Sahel parce que comme dañuy wax approche Sahel mais pays Sahel une phase d'observation muy Mali ak Niger donc suñu frère yi nekk Burkina Faso ñu ngi def même chose ñoom tamit dañu jël yeneen axe boole ko ci donc deuxième phase bi donc jéem a consolider donc ak yi ñu am au niveau de la première phase ci axe yi ñu jëloon léegi jéem a reproduire même chose au niveau des nouveaux. projet bi nag réew mii di Amérique ñoo ko financé tollu ci $2,5 millions ci dollar ambassadeur bu boobee réew son excellence Tolinabo Mushingi teewoon ci boobee ndaje jot na rafetlu liggéey biñ ci amal ñenn ci ay policiers ak gendarme jot nañu leen itam sargal ngir seen taxawaay ci kaaraange askan wi. jaajëf Mamadou Sow yegg si nañu kon ci report bi tey nag ñu doxu ñaxtu yi nga xam si ñi koy def te nu ëpp ca dañoo taamu di ko amal ba supp aljuma loolee nag la ko waral askan wi ku nekk joxe na ca sa xalaat jaarale ko ci reportage bu Fatou Sow. bésub àjjuma bés la bu ñenn askan wi taamu ngir wàcc ci mbedd yi nakarlu lenn ci lu état bi di doxalee te du leen neex ñu leen di wax les manifestants kuréel yu bari judd ci di ko amal Mamadou Moustapha Thiam lii moo ci xalaatam. boo xoolee vendredi daa am benn période boo xam ni surtout heure jumaa yi day bare rassemblement bare dañuy dem julli ji ba pare day toog bare dañuy wàcc ñibbi donc ñoom je crois que stratégie la foofu la ñuy profité pour mën a am yenn mobilisation yi parce que bu fekkee ne da nga ko def samedi wala dimanche généralement nit ñi ngi seen kër noppalu boobu day fekk nit ñi wàcc nit ñi am nañ temps yaakaar naa loolu moo tax ñu koy def. ginnaaw jullik àjjuma bi la ñuy gën di mobiliser nit ñi te def marche dafa ànd ak mbooloo mu takku Mamadou Seck jàpp ni looloo waral manifestant yi taamu ci bésuk àjjuma. marche mu ngi tànn lundi mardi mercredi jeudi wala sax genre vendredi peut-être la prière su gaa yi ci la gaa yi gën a bari moo tax ñuy profité tànn vendredi pour ñu ne nit ñi dañoo bari yooyu gaa yi ñëw dañoo bari dañoo xam ne seen marche yi du bari nit moo tax ñuy tànn vendredi après la prière mën nañ suñu jëlee Dakar day bari ay nit ak yooyu ñu profité woole gaa yi ñu ne actuellement marché bari na nit loolu rek moo tax ñuy tànn vendredi. islamiste yi ci mel ni waa Jamra noonee lañ daan doxee doxum ñaxtu ndax lu ci ëpp bésub àjjuma lañ ko daan amal. même boo xoolee islamiste yi ay lu mel na ay Jamra wala kii yu mel noonu balaa ñu doon marche dañu dem julli ji juma bu ñu génnee juma doo ko def seen marche loolu moom yàgg na am. je crois que comme début week-end bi la nit ñi ñu ngi waaj ñu mobiliser ànd ak nit ñi bu ñuy ñibbi ñu àndandoo def seen marche pour mu am ampleur loolu moo tax quoi man loolu laa gisee quoi. ñàkk ànd ak lenn ci sart yi état bi tëral moo jur yenn ci bésub vendredi yi ñenn ci askan wi wàcc ci mbedd yi di nakarlu wala ñaawlu lépp luñ jàpp ni injustice la bàyyeekoo ci état bi. jaajëf Fatou Sow Colobane jàpp aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal juróom-ñeenti mili. bàkk
xibaaru biti réew lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu également suñu mbokk auditeur. Gambie lañ koy doore ay nit ñoo fay ñaxtu bëgg ka fa nekkoon jiit la ci jamono di Yaya Jammeh ñibbisi. loolee la ñu bëgg ay manifestants yu bëre di sàkku rek ci Yaya Jammeh moo ñibbisi moom Babali Mansa di surnom bi nga xamante ne moom lañ ko dàkkale muy ab surnom mandeng di tekki bâtisseur tax nag ba niki démb bëre woon na lool ay manifestants bokk na ca ka nga xamante ni mu tudd Marie Goudiaby nee na ñoom Yaya Jammeh moo leen tabaxal ay hôpitaux ay tali ak naka noonu indi leen itam télévision donc ñoom image boobu la ñu bëgg ci Gambie te it ku mel ne lañ bëgg mu jiite leen ancien parti présidentiel bi tamit di sàkku ñu daal di respecter accord bi nga xamante ni conclure nañ ko ak ONU CEDEAO ak it Union africaine boobule accord nag dafay garantir Yaya Jammeh ni mun na am na droit ñëwaat ci réew moom di Gambie nekk fa en tant que citoyen waaye itam en tant que ki doonoon jiital réew bu Gambie waaye itam terewul am na ay réaction yi nga xamante ni ñu ngi koy xaarandi 23 janvier muy rek bu centre des victimes maanaam ñi nga xamante ni rek seen njaboot wala seen jegeñaale loru woon nañu ci régime Yaya Jammeh. Tchad la ñuy utali wax ci kon ex chef rebelle bi la di Babo Lade moom nag ma nga ñu téye ca kaso ba léegi naam ne lan ko fa waroon a téye jeex na. nan lañ ko fa waroon téye jeex na nga ko waxee léegi Serigne Saliou noonu la amee ca Tchad la amee foofee nag moom moo nekkoon ancien chef rebelle tudd Mohamed Kader alias Baba Lade moom nag ay avocat dañoo mer ba fottu ndax te ko tëj ci juróomi at te fekk moom instant bi nii maanaam lañ ko tëjoon jeex na kon na ngay sàkku nag ñu mu génn ca ba mu nekk ci fàttali nag ñu ngi ko faloon préfet de la Grande Sido au sud du Tchad ginnaaw ba mu rallié woo ak parti ba nekkoon au pouvoir weeru septembre atum 2012 jamono jooju nag après mu daal di coow dox seen diggante ak autorité tchadienne yi ba mu daal di daw dem Centrafrique foofee nag lañ ko jëlijee daal di koy jàpp ñëw tëj ko ca Tchad foofee ab kasa ba nga xamante ni daanaka ca àll ba la nekk giirub juróom-benn at ba léegi ma nga fa lañ ko tëj nag jeex na ay avocat am di sàkku ñu génne ñee mu mel ni Donald Trump moo ngay arto tekk yeneen i taxe yu bees. ma ngay arto tekk yeneen taxe yu bees ndaxte Paris Londres ak it Berlin dañoo annoncé ni 14 janvier ñoom dañoo déclenché woon ab procédure contre l'Iran ngir rek mu daal di respecter engagement yi nga xamante ni ko dans le cadre de l'accord de Vienne bu ñu sukkandikoo nag ci Washington Post bi lépp dogal lu tax ñu jël ko moo di dogal Donald Trump moo nekk ci ginnaaw loolee te it menacé leen ngir ñu jël bi lépp dogal bu ñu sukkandikoo ci quotidien américain bi di Donald Trump waaye nag mu nekk li nga xamante ni nekki démb tey ci alxames bi démb ci alxames plutôt ministre allemande bu yore wàllub défense nag daf ko daal di dëggal ci ab conférence de presse bu nu amal foofee ca Londres ni ab menace la bu nga xamante ni existé na te it Donald Trump moo ko defoon ci kaw réew yi le kooku nag mu ngi tudd Annegret Kramp-Karrenbauer li moo fi gënoon fës ci xibaar bi ci réew yi Serigne Saliou Seck. jaajëf Penda Badji ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di am mbégte retrouvé ci li nga xam ne moom mooy King FM ci journal bi ñu fas yéene daal di waxtaane li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum tàggat yaram. mi ngi noonu kon wàllu tàggat yaram dañ koy daal di tàmbale Papa Madiakhate Sarr wax kon ci karaté qualification yi mun seen mu mel ni mi ngi ci waajal gu metti fële ca diwaanu France. moom capitaine équipe nationale bu Sénégal ci wàllum karaté jamono ji ci Besançon nekk fa di waajal boppam ci tournoi qualification mais bi nga xam ne ci la ñu fas yéene amal foofee ci Paris ñu teewlu ko moom Moundor Sène ci jokkoo mag ki nga contrat bi nekk na contrat bu am solo pour man ndax daf may jàppale ci sama préparation pour Jeux olympiques yi di ñëw ci tournoi de qualification bi loolu moo tax ba jamono ji maa ngi France ngir gën a mën a préparer wu ci ay conditions yu gën a baax ABO nag nekk na groupe bi nga xamante ne dafay positionné wu comme leader ci wàllu équipement sportif ak loisir ci lu jëm ci Jeux olympiques ñoom nag ren ji dañu wax ne dañoo bëgg jàppale sportif africain yi kon buñ ma tànnee man ngir ma nekk sportif africain bi leen di représenté ci qualification yi jëm ci Jeux olympiques yi nekk na li nga xamante ne dama naan sama sag la waaye itam sagu Sénégal la te rek maa ngi am yaakaar ne ni ñu ma tànnee nii dinañu ko continuer pour jàppale sportif ak sport africain bi échéance yi nga xamante ne moom la ñuy waajal jamono ji te mu war a am weer bi di ñëw ci mois de février bi mooy championnat d'Afrique fële ca Tanger ci Maroc jamono ji nag ñu ngi préparé wu ñu ngi
entraîné wu di ko préparer comme ni ñu koy defee chaque année ngir représenter Sénégal ci nu mu gën a rafetee ngir continuer comme ni ñu ko yàgg defee teewal Sénégal et puis indil ko ay raaya sur le plan international ak karaté bi. mu ngoog mu nekkoon Moundor Sène di capitaine équipe nationale bu karaté nekk jamono ji ca Besançon muy waajal qualification jëm ci Jeux olympiques yooyee ca mai bi ñu jëm ca Paris waaye laata lool ni ngeen ko déggee ci kàddoom février bi mu jëm war na bokk ci champion d'Afrique yu rangé ca Maroc fàttali ne Moundor Sène nekk na juróom yoon champion d'Afrique fukk ak ñett yoon champion bu Sénégal bokkoon it ci li nga xam ne moom mooy mondiaux yu Madrid yu karaté yi mu woon fa ci juróom-ñeenteeli place bi. mi ngi noonu wàllu làmb la ñuy wax ci combat bi nar a dox diggante Siteu ak Papa Sow tey jii ci aljuma ji war nañoo jàkkaarloo. muy face to face bu war a dox seen diggante ñoom nag ci fàttali boobaak léegi ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre 2019 la ñu rek daal di tëggoon combat bi waaye boobaak léegi nekkuñu woon fii ci réew mi Siteu mu ngi woon ca États-Unis Papa Sow ca Espagne waaye nag léegi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi fii ci réew mi ba tax promoteur bi tëgg làmb ji di Pape Abdou Fall daal di jël dogal organisé ab jano seen biir ak taskatu xibaar yi ngir gën a mën a fësal combat boobu fas yéene am ci bile saison bu fekkee ne nag phénomène bu Lansar bi di Siteu ñàkkul ne daanu ko laaj ci la nga xam ne jot na kaa def ci MMA maanaam xeetu bëre googe am ca bitim réew Papa Sow moom ñàkkul ne sunu naataangoo yi daanu ko laaj ci dàq gën ko dàq ci écurie Fass jamono yi mu jur coow. ñu wax kon ci football navétane phase départementale yi fële ca Pikine quart de finale yi tey jii ci aljuma lay door. ci stade Alassane Djigo bu Pikine Serigne Saliou Seck tey jii ñaari jongante la bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee ay numad yi nekk ci zone 8 bi dina tase ak yaakaar bu zone 3 bu juróom-benn waxtu ci ngoon jotee. yeewu nekk zone 2 dina tase ak ginnaaw raay zone 3 mu doon jongante bu am solo ëllëg yeneen ñaari jongante yi diggante sanc bi bu zone 7 ak Sicap Mbao bu zone 10 beneen jongante bi No Déggo bu zone 6 ak Medina Kell bu zone 13. wàllum course automobile di kon dàqante jëm ci oto yi 6 heures de Sindia mu mel ni lépp yemb na jamono ji. lépp yemb na loolu mooy kàdduk Mbaye Thiam mooy directeur circuit automobile Dakar Baobab xam ne jonte ne am na yenn ci ay jafe-jafe yu am ci wàllum koppar ngir matale goog les compétitions waaye lépp lu ci war ci wàllum organisation bi yemb na ñu teewlu Mbaye Thiam. pare nañu à 99% parce que ñi war a daw ñëpp ñëw nañu agsi nañu depuis mardi àjjuma dinañu commencé essai yi ñii Belgique la ñu bàyyeekoo ñii bàyyeekoo Suisse ci fukki oto ak juróom-ñaar pour le moment yoo xam ne ñëpp pare nañu pour daw éclairage yi pare na les 15 postes commissaires yi abri yi pare nañu sonorisation bi essayé nañ ko ba pare mettre nañu les radios ak yooyu yëpp souci bi ñu war a xalaat mooy ñun dañ nekk zone boo xamee ne bon de temps en temps dafa bari trop ay coupure de courant mais à cet effet ñun jël nañu matuwaay yi jël suñu ay onduleur ak suñu inverter am nañu groupe bu mag pour loolu sponsor yi dañu manqué te sponsor bi amul visibilité général duñu dawar ci mbir mi moom loolu rek la ñuy ñaan nit ñi di ñëw parce que sponsor bi mu am visibilité sponsor bi mun a ñëw jàppale ñu ci course bi loolu la ñu metti la fi mu nekk nii on est dans notre 11e édition course endurance bon donc les 6 heures de Sindia date à seulement 10 ans bon public bi bëgg nañu ñoom ñuy ñëw di seetaan parce que nañu xam ne 6 heures de Dakar yi newoon ci autoroute bi oto ya fa doon daw actuellement ni 6 heures de Sindia yi ñuy def ni même timing la oto yooyu ñoo yu ëpp doole yi doon daw 6 heures de Dakar ñooy daw 6 heures de Sindia parce que on a des Porsche 944 des Caterham nit ñi bu ñu ñëwee dinañ ne noo xamuñu woon ne fii daal lii am na fi. mu ngoog mu nekkoon Mbaye Thiam mi nga xam ne moom moo jiite googe kuréel nga xam ne circuit automobile Dakar Baobab bi war a dalal 6 heures de Sindia yi nga xam ne doon fanweer ak juróom-ñeenteeli édition muy wàllum dawal oto boo xam ne bu ñu ko rek xel day dem Demba Diagne dem si yàlla waykat mi nga xam ne daan yëngatu ci wàllu woowee Serigne Saliou foofu la ñuy yem ci xibaaru tàggat yaram yi. Papa Madiakhaté Sarr wax nga ci karaté kon wax ci lamb wax ci football wax ci gëddante oto yàlla na sa jàmm yàgg xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax kon ci artistes yi nekk
fële ñoom nag ay objet d'art yu am solo la ñuy daal di liggéey lu ci mel ni ay pañe ba ci armoire yeneen i mbir sax dañ ko ciy defar ñu bëri tamit dañuy rir dem utali tax kon ñuy sàkku ci nguur gi ñu dimbali leen ci barab yuñ ko mën a defaree reportage foofee ca Mermoz Amina Ba. ay daa yu ñu defaree ak bant bii di ndoon ñu koy wax roñi ci tubaab ñu exposé ko ci yoonu Mermoz ku romb di ci bàyyi xel ndax ni mu taaroo Cheikh ak Dame gisee ñu fekk leen ci seeni place ñuy defar ay pañ yi. mën nañ see defar lu bëri ça dépend rek pour commencement bi quoi yooyu yëpp armoire étagère panier linge. armoire salon panier à linge lampe poire bassin bi bëri nañu ci defar yi bañu la benn waaye jëlee di ñu koy léegi nag moom xam naa faire. yile artiste jëndkat yi ñu ngi leen di wuy si bu baax. alhamdulilah ñu ngi si sant yàlla bu baax étranger yaa ngi ñëw sénégalais yaa ngi ñëw sénégalais yi ngi commandé bon presque y a pas grande différence maintenant hein. loolu teewul ñuy sàkku ci ñi ngànk wàllu caada ci réew mi ñu gën leen a gestu. bu ñu wutal place yi ñu fu ma toog fa xam ne ñoo ko moomal suñu bopp nga xam mën ngaa def mbaar buy doo tooy. aar moom mooy yore réew quoi ñi nga xam ne seen domaine la ñoom tamit ñoom ñoo war a def descendre sur le terrain comme yéen ni ngeen di descendre sur le terrain pour xool pour mieux améliorer les choses aussi comment mbir mi mën a jëm kanam. mu jafe lool gis ay artistes yuy liggéey ak xeetu bant bii di ndoon ñu ciy defar ay objet yu bëri njëriñ ci doomu aadama yi dont bu fekkee ni sax ci anam bu metti lañuy daane seen doole. jaajëf Aminata Ba beneen artiste lay yëngu di woo ci turu Abu moom nag askatu xibaar yi la woote woon fële ca maison des cultures urbaines ba nekk ca Wakam sabab li moo di présenté albumam bu yees bi mu duppee Shift te woon na ndaje ma Mamadou Sow. DJ Stéphane Kabou ñu gën ko xam ci Stéphane Kabou démb la doon amal ab conférence de presse mu doon wax ci ñaareelu albumam bi mu teg ci marché bi Shift di ni mu ko duppee. Shift benn point la buy relier benn point A à un point B juste pour montrer que album bi ñëpp ñu doon xaar damay jëlee en fait li fi nekk point A yóbbu ko benn point B andi différence sur tous les plans que ce soit les vidéos que ce soit la manière même de communiquer que ce soit la manière de faire les sons et tout ça loolu la Shift di signifier en fait. album bi mu njëkk a génnee ci atum 2012 ak bu mujj bi di Shift daanaka bëriwul lu leen wutee. bon premier album bi mu ngi tuddoon Amnésique côté état d'esprit amul différence ak premier album bi parce que sama état d'esprit man je boxe toujours dans la spiritualité donc amul trop différence ci côté boobu. melomaan yu bëri di wax ni ku mystérieux la dem sax bañ koy tuumaal ni dafa bokk ci wàllum franc-maçon artiste bi di ci indi ay leeral. mystère bi bon je me trouve pas mystérieux quoi peut-être du ma communiquer lu bëri lu may def rek moom mooy job donc en général bon les gens suñ la xamul ni bu baax dévisager guñ la bu baax dañuy jàpp ni bon peut-être t'es mystérieux ce qui peut leur faire dire ça aussi peut être les clips. PBS ak Daara ji di groupe yi nga xam ne bokk na ci li tax mu dugg ci lii di wàllum rap Stéphane Kabou jamono ji bëri na it ay ndaw yuy roy ci moom waral mu taxawal ab label duppee ko Amnésique ngir taxawu képp ku yëngu ci wàllum art. label boobu day def production cinéma reportage tout ça et voilà. jaajëf Mamadou Sow Midi Culture ñu jàll ci découverte bi. Découverte. tey nag dañ leen di gën a xamalek Bogolan nekk kon ab tissu boo xam si fële ca diwaanu Mali la fekk baax nekk mbir moo xam si daanaka coton lañ koy defare te it képp ku ko lamboo war nga xam bu baax a baax ni kon loolee aada ak cosaan la ci boobule gox Fatou Sow. duñu tudd culture malien te xel demul ci Bogolan ab tissu cosaan malien la mu nekk identité culturelle malienne yi ñu koy wax Bogolan wala Bogolan fini tissu coton la cosaanoo ca Mali muy modèle bu bambara yi rawatina peuple mandeng d'Afrique de l'Ouest sahalienne bi moo gën a fës sax ci monde bi ña ëpp sax ca ñaka daan sol moo di sàmmkatu malien ya mu leen daan aar ci àll bi ca Mali Bogolan fini ethnie yu bari dañ koy sol rawatina ñi yëngu ci wàllum cinéma ca Mali ak musiciens yi ngir ñu ràññee ethnie bu ñu bokk bu ñuy amal seeni tournée ci àdduna wërngal këpp tissu cosaan bi lu fës la itam ci ndawu malien yi commune bu Sane ñoo ëpp nañ koy utiliser ca région bu Ségou ca Mali mooy centre traditionnel ba ñuy liggéeyee sax tissu Bogolan bi ci atum 1991 ca réforme démocratique ya ba Modibo Keïta ñàkkee nguur ga mu juróon ndawu malien yu bari ñàkk seenub liggéey ci lañ sooboo ci métiem liggéey tissu Bogolan bi daan ci def motif yu mucc ayib collection ya ñu ko daan wërale ci fépp ci àdduna bi. jaajëf Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey nag ñu leen di fàttali Galandou Diouf moom nag mi ngi gane si woon àdduna fukki fan ak ñeent ci weeru Satumbar atum 1875 ca Ndar Géej génn àdduna juróom-benni fan ci weeru août atum 1941 mu nekkoon homme politique ki ñuy gën a xamaleek moom moo di Mamadou Sow.
mu ràññeeku woon loolu ci wàllum politique. Ngalandou Diouf mu ngi gane ci àdduna ci atum 1875 te diwaanu Ndar doom ci Déthié Guèye ak John Le Gros Diouf. Ngalandou Diouf nekkoon na fi jàngalekat comptable nekkoon na fi itam chef de gare bu Ndakaaru ak it conseiller général sa Ndar ak maire bu Rufisque ñaareelu député bu Sénégal ci atum 1934 ba ci atum 1941 ginnaaw Blaise Diagne. Ngalandou Diouf mooy ki njëkk a taxaw ci wàllu code du travail ak it lu jëm ci wàllu dialogue islamo-chrétien jamono ji ñuy inauguré cathédrale bu Ndakaaru. Ngalandou sénégalais yépp daanaka ñoo ko wóolu woon te it amoon lool cofeel ci moom. action bi mu njëkk a def te ràññeeku lool mooy taxawaay bi mu amoon ci dellu sib ku tedd ki di sëñ Cheikh Anta Mbacké gannaaw bi ko nasaraan bi yóbboo sa diwaan bu Ségou sa réewu Mali ci ab résidence surveillée mu nekkoon député askan wi doonoon na it ku farlu woon lool ci xeex njaay doole bi tubaab yi doon amal. Ngalandou Diouf mu ngi génn àdduna ci atum 1941 sa réewum France waaye juróom-ñeenti at mooy diir bi nga xam ne néewam def na ko sa France laata ñu koy indi fii ci Sénégal ngir jébbal ko boroomam sa Ndar le 27 août 1950. jaajëf Mamadou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. ganu xibaar yi tey ñuy dalal Moustapha Naam moom nag ab artiste chanteur la di ab woykat kon jamono ji nag moo nga ci réewum France daal dina fay génne sax benn album bu bees tàq boo xam mi ngi ko duppee Paris Ouaga Dakar tey jii sax ci aljuma ji la koy fésal foofee ca Paris laaj ak tontu dox na digganteem ak Papa Madiakhate Sarr. Moustapha Naam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu auditeuru King FM yëpp. tey nga nekk sunu gan ci Midi Culture ngay génnee ci àjjuma ji ab album bu bees bu duppee Paris Ouaga Dakar laaj bu njëkk bi mooy lu tax ngeen tànn titre bi. ginnaaw bi ma génnee Gidelam en 2013 2016 gi ma génnee Naam trio bi yoon dama décidé ànd ci ak yeneen artistes yoo xamante ni bi yoon day nekk lu ñuy wooye album collaboration parce que ñett lañ liggéey nañ ci lu mat a ñaari at léegi nag liggéey bi mat na ñu war ko génnee loolu moo indi mu tudd Paris Ouaga Dakar maanaam nit ku dëkk Paris ak nit koo xamante ni Ouaga Burkina la bokk ak man mi nga xamante ni maa jóge Sénégal muy ñu ñett. album bi naka la daal di juddoo ak daje bi yéen ñett nan la demee. man déjà Dominique Prévost moo mës a nekk suma producteur man ak moom ça fait 10 ans ñuy liggéey ci cette fois-ci man maa ko xëcc ne ko mais bi yoon na ngay bokk ci projet bi pas parce que c'est un grand guitariste et un super bon chanteur donc c'était l'occasion de faire un partenariat ak moom. Kantala Traoré moom dañu mës a daje Ouagadougou ak Bobo Dioulasso moom accueillir ma fa donc xamaale aussi sama producteur ñun finalement donc c'est une amitié musicale boo xamante ni moo lal collaboration bi ñuy def maanaam album bi ñuy génnee vendredi 17 janvier fii ci Paris. ndax mën nañu xam lan mooy contenu album bi moo xam ci morceau yi thèmes yi ak sonorités yi ci nekk. boo gisee aujourd'hui on parle de réchauffement climatique maanaam jaww ji ni ñu xoolee climat bi ni muy changé nit ñi dañu war a yeewu xam ka ni waxtu bi mu daawoon di seddatul bu tàngee tamit taw bi ni muy ëppee day indi ay gilaawaali ay jafe-jafe ci doomu aadama yi xalaat yooyu ñoo accompagner album bi mais ci biir album bi di nga ci gis ay morceaux yoo xamante ni comme Nothing to Lose muy morceau boo xamante ni titre bi anglais la mais wolof ngay déglu ci biir bu may wax jafe-jafe ji maladie di am buñ demee hôpital en Afrique surtout au Sénégal di ci ñaax docteurs yi ñu jéem a gën a am yërmande ci maladie parce que dund naa lu mel noonu au Sénégal di ko gis samay mbokk am di jàmm di ko dund xarit par exemple c'est un thème boo xamante ni ay amitié lay wax donc daal muy autant de thèmes yoo xamante ni abordé nañ ko ci album bi. maquette album bi tamit bu nu ko xoolee gis nañ ci waaxi géej ak mbalit mu bari mu ci nekk loolu lu muy tekki. nataal bi nga xamante ni moom moo accompagné album bi muy photo boo xamante ni Ndar lañ ko jëlee woon pour wane que ni li jëm ci géej gi wala dex gi tefes gi lu ci ëpp nit ñi sën lañ ko def maanaam fa la ñuy tuur seeni mbalit alors que loolu day yàq dundinu nit ñi duñu war a nag gën a yeewu ci loolu ñu attirer attention nit ñi rek que ni tilim bokkul dara ak am wala ñàkk mais dafa war a nekk loo xamante ni nit ki daf ko war a suuxat ci boppam ba nga xamante ni lépp lu muy jublu rek daf si ànd ak seen. Moustapha Naam ñu ngi lay jaajëfal ma fàttali tey yaa ne woon sunu gan. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. réew mi képp ku fi lekk alalu réew mi wala nga ko doon waaj a lekk baye boo nga bàyyi ko ndax nag képp ku ko lekk di nga ko goxi ubbil Le Soleil yéene kaay réewum Sénégal bi ne këré yi mi saytu wàllum alal bu léewul bi te mu tuddoon tey bu njaay ci mbir mu ni mel atte nan ko ba daan ko Le Quotidien ni Cour suprême daal dinay dëggal këré yi li mu waxoon ne tey
Tahibou Ndiaye ci alal bu lewul la tëdd. La Tribune ne Tahibou Ndiaye kay gannaaw bi ko CREI yi daanee dafa demoon kalaame ji ca Cour suprême waaye nag moom mi fi nekkoon directeur général cadastre amu ca ndam ndax nag dogal bi ñu ca mën a jàpp gannaaw ba ca gaa yi defee seeni lëñ ba noppi moo di ne lépp lu ñuy jiiñ Tahibou Ndiaye moo ko def bépp alal bu mu yore nan ko teg loxo nangu ko ndax nag lewul keneen ku ñu fi doon toppe alal ju lewul moo di Karim Meïssa Wade Walfadjri nee na col bi am ci diggante président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall moom Karim Meïssa Wade moo koy sooke yéene kay front de terre bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne paa bi di góor gi national di président Abdoulaye Wade bëggul lu dul ñu seetal Karim Meïssa Wade ba mu dellu si ci réewum Sénégal di yaataa yu mbenn mu ko neexe te loolee nag moom la njiitu réew mi di président Macky Sall ne du ko nangu benn yoon journal bi yokku ci ne loolee moo tax ba góor gi génn ci dialogue national bi ñuy amal ci mim réew l'observateur ne dialogue national boobee Famara Ibrahima Sagna mooy ki koy jiite tax journal Rue 15 angle corniche bi xëy gëstu ay mbiram ba becci ko benn par benn ci aw xatam muy li mu bëggoon a nekkub diplomate te mujjewul a antu jéego yu rafet yi mu doxoon ci diggante président Abdoulaye Wade ak président Abdou Diouf ba ci digganteem ak Habib Thiam lii lépp yéen kaay Futurs Médias bi leeral na ko ci Famara Ibrahima Sagna moom Famara Ibrahima Sagna enquête yéen kaay nee na teg na niki démb comité de pilotage bi nar a jiite dialogue national bi naam ne amoon na ay jalti bëri na itam ponk yoo xam ne déggoo mujj naa am ci seen biir journal bi yokku ci ne dialogue national boobee PDS di parti démocratique sénégalais Rewmi di parti Idrissa Seck ba ci Pastef les patriotes bu Ousmane Sonko parti yi yëpp danoo gedd ndaje ma mu Ndiaye Cissé bu ONG 3D ne dialogue bi moom demagul fenn te tàmbali naa féewale gaa yi fare ci kujje gi Birahim Seck bu Forum Civil ne gaa yi fare ci kujje gi te bokk ci dialogue national boobee kay sarxolle ak tàccu nguur gi rek lan fa nekke Ousmane Sonko ci La Tribune yéen kay moom li mu gis ci dialogue national bi mooy di dajaloo di noos national Les Échos mel ni kuy wax Ousmane Sonko naan ko bés bu la gaa yi teewoon ci dialogue national bi déggee dina xeex ak yow journal bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne gaa yi teewoon démb ci réunion bi ñu doon amal jëmale ko ci dialogue national bi kenn ci ñoom añul te it ba nu ñibbi amul benn paas wala koppar bu nu leen jox Les Échos ne lii moo tax ñu jàpp ne Famara Ibrahima Sagna loolee la war a njëkk a lijjanti lu ko mooy bés a ngi ci bés yi dina woote kenn du ñëw wuy si ko waa G7 ñoom demoon nan wuy ji woote Mariama Sarr di jëwriñ ji sàllo wàllum fonction publique ci gouvernement bu Sénégal waaye nag Sud du Quotidien nee na ndaje moomee yàq temps ak yàq paas dëgg la woon ndax nag amul dara lu nu fa tënkee yéenekaay bi ne looloot moo tax ba ñoom Sawru Seen ak jàngalekat yi bootu ci G7 ne lanu màttoon duñu ko bàyyi lu dul ni dafa dagg mu di nag àllarba bi nu jëm dañuy dog cours yi alxames ba moom duñu faste xànc ak moromam sooga booloo ci seen biir amal ab ñaxtu national réew mi national war na noo dégg li UNACOIS di waaj a def Vox Populi ne taxe yi nguuru Sénégal teg ci importation yi jële ko ci 2% yóbbu ko ci 12% moo metti waa UNACOIS ba tax ñu ne bés bu ci nguur gi delluwul gannaaw ñoom it dinañ yokk seen loxo maanaam ceeb beeg diwlin bi dinañ ful la mu doon jar ñaarte ko te bu boobaa képp ku sant Guèye wala nga sant Jaw di nga yanu say loxo di yuuxu yéenekaay bi ne narta doon ñoom képp nag ndax nag bés bu nu yokkee ceeb beeg diwlin bi ci réewum Sénégal yuuxu dina jib fu nu ko foogewul mu nekkoon kon as lëf ci li yëglekaay yi xëyee subaak tey wàllu musique la ñuy jeexale kon li nga xam si moo di Midi Culture tey Fatou Guewel Diouf lañ leen àndil ci woy bi mu duppee Mam Bamba ñu teew mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yamo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñi nu doon may nopp ci 99.4 ak di nu topp ci www.kingfm.sn canta ngërëm ñel na bu baax a baax Kader Lo Abdoul Khadr mi fare woon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy léegi-léegi kon Kalz mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg Midi Culture